billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp seen kaddu point net ci actualité de la semaine ngeen ànd ceeg seen mbokk imam Malick Dramé tey nag xam ngeen ni li gën a fës ci actualité bi mooy dialogue national bi nag ñu ngi ci wax alhamdulilah parce que jafe woon na kenn rafetul woon njort wala man bokkuma ci ñi jàppoon ni mu demee nii dina ni demee parce que ku ne xam na ni élection yi coow li fi amoon ak ni nga xamee ni réew mi jol ak tumuranke na fi tey bu ñu demee ba opposition bi ak pouvoir bi fa seeni toog ci table loolu képp kuy ab sénégalais te bëgg réew mi di nga ko rafetlu waaye man sama jàngat fi ma koy jëmee du foofu parce que réew mi nag maanaam peuple Sénégal ñoom ñoo régler problème politique Sénégal amuñu problème politique encore une fois parce que bu élection jotee rek Sénégal yi ñoom dinañ def seen choix dinañ seet ki leen doy ñu wooteel ko kon loolu Sénégal réglé na ko depuis 2000 ca jamonoy Ablaye Wade maanaam ca alternance bu njëkk ba la ci la Sénégal réglé problème kan la ñuy fal ak kan la ñuy folli loolu heure bu Sénégalais yi demee ci urne yi peuple bi dina wane ni ku am mature la peuple bu am mature lañ am peuple bu xam ki muy tànn la peuple bu xam ñi muy sanctionné lañ kon loolu waratul nekk problème ñun en tant que ay jàngkat wala ay ñuy taxaw seetlu loolu du suñ problème bi tey fan la nekk dëgg-dëgg nga xam ni damay wax nit ñuy jàngat ñu ci bari def leen a échappé wala ñu xam ko bañ koo wax mooy réew mi dafa am loo xam ni nécessité la tey ci réew mi ñu war koo def loolu mooy lan mooy ministère des affaires religieuses parce que tey àdduna bi enjeux yi dafa dem ci diine àdduna bi tey les enjeux religieux moo fi am enjeux yi xëy na politique la mais enjeux yi nga xam ne tey mooy yëngal àdduna menaces yi nga xam ne tey mooy yëngal àdduna menaces yooyu am na ci yoo xam ni du yëpp mais am na ci yoo xam ni ñi koy def dañuy mbubboo diine kon nécessité la ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ni 100% croyants ñoo fi nekk ñépp a gëm réew mi 5% chrétiens la ñu am 95% musulmans réew mu mel noonu nécessité la ca réew ma rawatina ci contexte bii ñu toll nga xam ni tey àdduna bi capitalu islam yépp daanu na duñ dugg ci li ko daaneel waaye liñ mën a xam mooy daanu na te ay reyante moo fa am kon réew mu mel noonu boo ko amee da ngay fexe ba nga ñàkk sa diine yow ñu am chance nag bu rëy Sénégal mooy particularité bi Sénégal am ci diine mooy islam confrérique moo fi am islam confrérique boo xam ni ñoom ñëpp ñoo bokk aqida maanaam bokk pas-pas bokk gëm-gëm bokk ay idéologie mooy lan mooy soufisme ci boppam ñu koy wax tasawuf xëy na bu dee am nañ fi ay yeneen idéologie yu bees yu fi ñëwit ñu yaatal leen ñu am cohabitation loolu chance bu rëy la ci Sénégal bu fekkee minorité chrétien bi fi nekk gis ngeen dialogue interreligieux bi ni mu demee Sénégal ñépp rafetlu nañ ko mais état bi nag moo ko war a accompagner état bi ni mu koy accompagner mooy na wut ministère des affaires religieuses boo xam ni dañuy seet les intellectuels religieux yi nga xam ni xam nañ enjeux religieux yi ñu dugal leen ci ñu bokk ci waxtaan wi parce que nag loolu tey mooy nécessité ci réew mi encore une fois ñu ngi dégg fan yi yépp état Sénégal at yi sax ñuy wax affaire terrorisme man li ma gëm laay wax toujours ndax man dama gëm ni kenn gënumaa bëgg réew mi te man réew mi bu doon tàkk du ma génn du ma daw man mënumaa daw parce que man benn nationalité la am muy Sénégal kon il faut ma bokk ci ñiy wax sama xalaat mooy te olof nee na magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko moo ko gën te wolof nee na lii raam ci ñag bi la jëm waaw kon waruñu ko bàyyi mu fay dëkk wala mu fay am kër li ma bëgg a wax mooy
problème mu terrorisme dafa sensible parce que tubaab yi dañu am problème ak diine commencé par France la révolution française bi mu amee ku ne xam na ñi jàng histoire ñëpp xam nañ li fa am dañoo daaneel église bi rendi fa ay labbe loolu la histoire bind kon France dafa am problème ak religion ñu teg état laïque ñoom kon France ñoom dañoo am problème ak diine loolu seen histoire moo tëddee noonu mais ñun Sénégal amuñu problème ak diine ñun au contraire diine dafa ñëw dëgëral suñuy aada parce que wax naa ni ngor fi la ko diina fekk jom fi la ko diina fekk ñàkk a wor fi la ko diina fekk suñ maam yi daawuñu wor dëkk Sénégal am na dëkk bu tuddoon ngor te diine ñëwagu fi am na dëkk bu tuddoon gore te diine ñëwagu fi li ma bëgg a wax mooy diine dafa ñëw méngoo ak sunuy aada ak sunuy cosaan ñu accepté ko kon réew mu mel noonu boo ko bëggee protéger il faut nag nga am courage yombul nag ndax tubaab yi tey boo tuddee diine ñu yaakaar ne àdduna bi tukki na ñoom dañoo ni diine day tardel nit loolu lañ gëm ñoom mais tubaab yi ak ñun bokkuñu parce que ñun diine daf fee tabax mais yàqu fi ñu am chance bu rëy mooy minorité chrétien bi fi nekk ci réew mi ñu respecté leen ñu respecté ñuy demalante di dikkalante Sénégal rek ngay gis ay armères yoo xam ne ay armères mixtes la ñu denc fi chrétien denc fi musulman loolu particularité bu rëy la waaye nag na fekk ñu xam li ñu am lan la léegi nag pour résumer li may proposer man néew ma dañ koy def de ndax réew mi ñun amuñu pouvoiru def waaye nag am nañ droit joxe suñu xalaat ci réew mi nag ay citoyen lañ mooy nañu wut ministère des affaires religieuses dialogue bi loolu moo ciy nécessité tey nécessité dialogue bi dajale opposition bi pouvoir bi parce que opposition bi pouvoir bi même bu ngeen juboowul bu élection jotee Sénégalais yi dinañ def choix bu élection jotee Sénégalais yi def choix mais nag problème mu diine tey dafa indi problème ci réew mi nañ waxante dëgg tey diine ji dañ koy fooye ci réew mi loolu mooy dëgg parce que ñi ko waroon a gàddu ñi mu maa utiliser baatu échec ndax ñu ci bari suñuy kilifa lañ mais ni mu waroon a demee doxewul noonu tey Sénégal war naa am lu ñu tuddee conseil supérieur islamique bu ñuy wax ci terrorisme ñu woo ñooña laaj leen lu ngeen ci xalaat ñu ni leen ñun kat képp koo xam ne da ngaa nar a indi fitna ci réew mi indi fi jeneen diine ju bokkut ak ji fi nekkoon bu boobaa doo am problème ak état sax waaye problème ñi ngay amal problème mooy sénégalais yi ci boppam maanaam li ma bëgg a wax mooy terrorisme kenn du ko combattre ak force américains yi ñoo ñu ëpp ay moyens fuuf te biñ ko combattre ak force dañ cee échec France ñoo ñu ëpp ay moyens fuuf ëpp ñu sécurité te biñ ko combattre ak doole utiliser arme dañoo échec gis ngeen attentat yi am Europe partout kon Sénégal li ma gëm bu bëggee mucc ci terrorisme na ko xeex ak idéologie combattre ko ak idéologie te am nañ fii ay idéologie yoo xam ne mën na ko contrecarrer parce que nag réew mi yàlla suturaal nañu manqué wuñu ay intellectuel mais problème mu organisation lañ am ak problème mu du ñu boole diw ndax bokkuma ak moom xalaat nit yi àdduna ñépp mënuñoo bokk xalaat kenn ku ci ne am nga droit wax l'essentiel nit ki loo gëm wax ko mais kenn amul droit bañ a wax man de awma problème ak kenn fan yi am na ñoo xam ne ñu ngi may woo naan ma Youssou Ndour man leen man awma problème ak Youssou Ndour na leer Youssou Ndour ab sénégalais dëkk ci réew mi ñu respecté ko mu yëngatu ci musique mais nag diine ji lañ wax ni bu ñu gisee loo xam ne daf cee dugg te bokku ci dinañ ko dénoncer loolu ça n'a rien à voir ak problème personnel Youssou Ndour ñun nangul nañ ko ni ab patriote la ci réew mi la dëkk yaa ngi dégg jël alalam investir ko ci réew mi kon ñun kooku nuñ koy contrer génnewuñ kenn tamit ci diine ji ndax diine ji moomuñu ko ñun ñi sax xamuñu ba xam buñ dee dañuy dem àjjanaam déet dañoo rafet njort rek kon man dépassé naa niveau boobu bu yàgg man dépassé naa fu may contrer kenn mais nag ànduma kenn nag ci naxante ci intérêt Sénégal na leer parce que le Sénégal d'abord
bala ñuy xool intérêt kenn nañ xool intérêt Sénégal. li ñu wax mooy dajale ay góor ak jigéen ñu ànd di pëccëxoo loolu du diine alquran moo ko wax yonent xadis yu wér wax ko yonent bi alquran nee na qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa qul lil muminaati yaxdudna min absaarihinna yéen jullit ñu góor ñi na ngeen fekk seen gis ci jullit ñu jigéen ñi jullit ñu jigéen ñi nañ fekk seen gis ci jullit ñu góor ñi kon kuy mere demal nga mere yàlla man loolu rek laa wax waxuma leneen encore une fois festival bi ñu ci wax bari nañ sëñ Ahmad Rafaay Mbàkke kenn rawu ko ci réew mi surtout sëñ Fàllu la te wax na ci lam ca wax ñëpp dégg nañ ko Maodo si bu Alaaji Abdu kenn rawu ko ci réew mi te lam ca wax ñëpp dégg nañ ko kon Youssou Ndour dañ lay ñaan encore une fois nga seetaat façon bi nga koy doxalee festival bi ñun amuñu dépassé nañ di contre ay nit taluñu loolu Sénégal moo ñu ñor kon li ma fi may daanelee mooy Sénégal tey nécessité la ñu wut ministère des affaires religieuses wut conseil supérieur islamique bu ñu nee ministre des affaires waxuñu ministre des affaires islamiques na leer ndax dañuy def diabolisation ministère des affaires religieuses église bi dugg ci ñu seet intellectuel religieux yi ñu dugal leen ci ñu bokk ci réflexion yi pour avenir u réew mi sinon Sénégal émergence bii ñuy wax bu ñu bëgg man gëwuma ni mën nañoo émerger réew mi te du dañ cee dugal ñoñ diine waxuma ay gàmmu jot ñu dem ci sëriñ si yëkkati xaalis jox leen yooyu réew mi dépassé na ko ay màggal jot ñuy yóbbu ay malet Touba loolu ay caaxaan la loolu Sénégal dépassé nañ niveau boobu ñun ñu ngi waxee ci enjeu yi daw di ñëw menaces yi daw di ñëw nan la ñuy fexee ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy joxe seen xalaat ci loolu parce que bu ñu dofloo ba occidentaux yi dugal ñu ci benn tourbillon mooy dugal ñu ci ni képp ku yor sikkin dañ laa war a jàpp billaahi wallahi tallaahi réew mi dina dugg ci guuta parce que terrorisme bi ñuy wax yépp li ko gën a aggravé mooy dañuy jàpp ku deful dara mbokk yi jàpp ku deful dara dina tax ku narul woon a def dara dama bëgg ñu dégloonte ndax ñun réew mi ñun ñëpp a ko bokk ñun ñëpp ñoo bokk réew mi nañ dégloonte xel te réew mi tey kenn mënul doxal réew mi te doo ci boole diine parce que sénégalais yi ñoo daw wuti diine léegi nag bu ñu dawee wuti diine il faut ñu dajeek ay ñoñ diine ñoo xam ni ay patriote lañ ñu bëgg seen réew lañ sinon dinañ leen dugal ci dinañ leen présenter beneen diine bu bokk teg diine bi nga xam ni moom la fi mag ñi indi woon te loolu bu boobaa catastrophe la kon monsieur le président de la république yow la sénégalais yi fal yow yaa am responsabilité tey pour tabax Sénégal bu caaxaan jeexee dëgg des kenn falul kenn yow lañ fal maa ngi lay lancer un appel solennel ak respect nag ni la dialogue bii bu leen nañ ko jàppee mu sérieux ñu dugal ci ñoñ diine waxuma ñu dem seeti xalifa généraux yi suñuy kilifa lañ suñuy waajur lañ mais enjeux yi xamuñu ko maîtriser wuñ ko ndax enjeux religieux yi ku demul université mënoo ko xam parce que waxuma pour xeeb kenn tamit bu ñu def diabolisation man contre ma sëriñ mënumaa contre sëriñ man addiya laa dundee ba toll nii ma toll sama baay ab xalifa la woon pendant 30 ans kon man mënumaa contre sëriñ dama bëgg ñu dégloonte li may wax mooy enjeux yi nga xam ni lu mel ni terrorisme ay menaces religieuses yi nga xam day daw di ñëw nañ jël les intellectuels religieux ñu boole leen ci xalifa généraux yi dañ leen di rendre compte ñoom ay kilifa lañ am na ci détails yoo xam ne mënuñu koo xam parce que ñu ci bari seen kurus moo leen occupé loolu laay wax Sénégal nag dëkk bu naqaree waxee la parce que booy wax am na ñoo xam ni seen xol yi moo yàqu su mun bokk mun om yoon lañ fawum laa yar joxoon seen xol yi moo yàqu boo waxee ñu lay diaboliser ñun sax faalewuñu ko ñu diaboliser man dépassé naa loolu man Sénégal xaaruma ci ku mer ak ku kontaan li ma gëm toujours dinaa ko wax essentiel mooy li ñuy wax pour daaneel dialogue bi ñu ngi koy encouragé ñun nag dañuy bokk ci ñi nga xam ne dañ naan dañuy bokk ci ñi nga xam ne waxoon nañ ko parce que le médecin après la mort la Sénégal di def te nit ku gëm yàlla gëm yonent bi war ngaa wax sa xalaat nag gëm ni yàlla rek moo fi ne wërsëg yàlla moo ko yor waaw li Cheikh Saalihu Mbàkke daan wax sëñ Saalihu daan am na njàngat bu am solo bu mu daan wax nee na ñaari wamaa yi ku ko gëm di nga gëm yàlla waaw wamaa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun yàlla bindul nit ki lu dul mu jaamu ko kon ku gëm wamaa jooju Cheikh Saalihu Mbàkke nee na war ngaa jaamu yàlla waaye ku gëm ni wamaa min dabbatin fil ardi illa ala llahi risquha ku gëm ni maanaam sa wërsëg ci loxo yàlla la nekk wallahi war ngaa bàyyee sa bopp yàlla kon ñooñ diine sëriñ si
imaam yi association islamique yi ñiy waxal l'islam gëm leen yàlla te gëm yàlla rek moo fi ne. ngeen wax te yàlla tax, waaw ngeen wax te yàlla tax. ku gis lu araam nga ni araam na loolu du tere nga dund, parce que la raxata fi dunia wala najaata min annaas. àdduna bi kenn mënu fee noppalu te nit ñi kenn mënta mucc ci ñoom. nous avons créé l'homme pour une vie de lutte, loolu alquran la. laqad xalaqna al insana fii kabad, loolu alquran la. mais loolu ku ko gëm war ngaa wax li nga gëm. ku la mere ci lu dul dëgg na dee, man loolu laa gëm. muutu bi ghayzikum, loolu alquran la. alquran la. ñun diaboliser wuñu kenn, contre ñu kenn, ànduñu kenn. Sénégal la ñu àndal. lépp luy intérêt Sénégal dañ gis ni buñ ko waxee mu jariñ ci réew mi dañ koy wax. tam man nëbbatuma, man ci réew mi laa dëkk. xam nga ku dem ba jël micro jël sa caméra di wax, xam nga kooku nëbbatootoo waaye. génnewuñ kenn tamit ci lislaam ndax moomuñu lislaam bi. ñun ñi sax waruñu ba xam li ñu def yàlla nangu na comme déet. kon nañ ñu dégloo xel te bañ ñoo dégloo xol. in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.